wut nit ku yaru te tey bari jàmm am yërmande nangoo liggéey bari fulla lool xoolal ma Macky Sall kii day na président kuy wut nit ku yaru te tey bari jàmm am yërmande nangoo liggéey bari fulla lool xoolal ma Macky Sall kii day na président maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax li tax tey sunu teewaay mooy que sunuy jeunesse bokk ci COJER ñoom ñoo organisé Marmite du Cœur donc muy idée bu rafet vraiment loo xam ne salué nañ ko ndax defe naa ne action yu mel nii day tax jeunes yi gën a nekk benn gën a ànd donc pour un seul objectif mooy jàppale président de la République fii ci département Pikine looloo tax nag quand même ñu ñëw avec une forte délégation des femmes de Pikine pour ñëw wan leen ne bis bi naam ndaw yi ñoo ko organisé waaye nag jigéen ñi maire yi tim ci la ñu bokk donc vraiment di remercier nag quand même les initiateurs yi Iboulaye Ngom vraiment ci liggéey bi parce que ñun lii rek la ñu bëgg liggéeyal président mooy fexe ba ay ndawam nekk benn fexe ba ñu bokk lépp fexe ba ñu àndandoo di xàccandoo di dóorandoo comme niñ koy waxe te ci dynamique boobu la ñu nekk moo tax ma fekk si leen parce que ñun vraiment ñu nit ay responsable lañ waaye nag li ñu ñor mooy li nga xam ne mooy jëmale parti bi fii si département Pikine te xale itam vraiment ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kattan te fi ñu nekk defe naa ne politique bi ndaw yi dañ cee war a jiitu ndax tey boo xoolee Sénégal 100 personnes yooyu jël 72% yi ay ndaw lañu kon bu ñu amee ay ndaw yoo xamante ne depuis boobu ba léegi ñu ngi ci parti bi yàgg ci parti bi donc di liggéey vraiment pour li nga xam ne mooy suñu njëriñ ñun ñëpp jàppale président de la république ndaw yooyu defe naa ne lépp lu ñu xewle rek war nañ cee mën a taxaw war nañ cee mën a teew parce que loolu vraiment loolu la ñu président Macky Sall sant ñu ngi leen di gërëm vraiment 16 communes yëpp di leen sant di woote nag unité ñoom ñëpp dañu nekk benn parce que benn bi ñu nekk mooy tax fii ci département Pikine président di fi gën a am doole di fi gën a gagné ay élection ñu ngi jëm ci ay élection locale te élection locale nag élection bu gën a compliqué élection locale la kon defe naa unité jeunes yooyu ci département bi unité jeunes yooyu ci communes yi dina tax parti bi gën a fort pour que vraiment échéance yi ñu jëm ñu mën ko remporter ko très largement loolu daal mooy message sant ñëpp gërëm ñëpp baalu ñëpp ak suñuy camarade waa APR active ñoom Iboulaye Ngom ñoom Alpha ñoom Mariama ak ñeneen ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ko séq donc di jàppale le président Macky Sall ñoom ñu woote woon tey benn ndogu ñu ne nag dañ fi ñëw vraiment manifester leen suñu solidarité mais aussi gërëm leen sant leen ñaanal leen yàlla ci lu baax li nga xam ne ñu ngi koy def jëmale ko ci askan wi mu nekk jàppale leen ci ndogu ci weeru koor gi. waaw am ci mbégte rek ndax ñun ñëpp président Macky Sall la ñuy roy ak la première dame ci def lu baax ndax ñu ngi jàppale sénégalais yëpp jël ay teraanga di jàppale askan wi donc ñun aussi en tant que leader politique mais aussi en tant que maire mu am concept boo xam ne dañ ko développé ren mooy 7e édition ñu tuddee ko ndogu ak sa maire nga xam ne bés bu jot dañuy tànn benn béréb ci koñ bi yëkkati ay teraanga yóbbu fa yëkkati ay xewal yóbbu fa ànd ak ñoom bokk ndogu yi. dañu gën a jàppale le président Macky Sall ndax tey Sénégal fi mu toll président dafa soxla ñu njabootam yëpp ñu gën a laxasaayu gën ko jàppale ba fi mu bëgg a yóbbu Sénégal ñu mun ko fa yóbbu te ñoom aussi wax dëgg yàlla seen taxawaay ràññeeku nañ ci donc loolu moom ñoom message bi ma leen di lancé mooy nañu gën a jàpp rek ñu jàppale le président Macky Sall. waaw ñu ngi rafetlu bu baax di nuyu ñëpp di féliciter tout le département rawatina waa COJER active ak di jiital ci nuyu bi seen coordonnateur mooy Iboulaye ñu ngi fi teew nag ci ñaari anam benn bi mooy en tant que camarade de parti ñëw soutenir suñu bopp soutenir les jeunes de la COJER du département de Pikine par rapport ak initiative bi mais aussi tamit ñëw fii pour représenter suñu coordonnateur muy le ministre Abdou Karim Sall yabal ñu fi ñu nekk ay ndawam ñu ñëw teewal ko fi représenter ko fi ndax lépp loo xamante ne ndaw mu ngi ko yëkkati dans le département rawatina di jàppale Macky Sall ci initiative yu mel nii
moom da ciy def dugal loxoom rawatina tamit ñàkk jot moo tax teewu fi moo tax mu yebal ñu ñëw représenté ko fii ba pare ñëwit renforcer dynamique de soutien ak de solidarité bi nga xamante ne am na au niveau du département de Pikine ndax le président en a besoin le coordonnateur Abdoulaye Timbo en a besoin mais les responsables du département aussi en ont besoin pour raffermir les liens mais aussi soutenir la population ba pare renforcer politique sociale ak équité bi nga xamante ne moo ñor le président Macky Sall dans le département ci loolu la ñuy dox loolu moo waral suñu teewaay encore une fois di féliciter waat tamit le coordonnateur Iboulaye ci initiative yi ak combat yi muy mené pour l'intérêt général de la population de Pikine. di réaffirmer waat encore suñu engagement ak suñu soutien derrière le coordonnateur le ministre Abdou Karim Sall di wax ne Mbao nag contexte politique bi ñun niñ ko dundee lenn la rek nekk fi nga xamante ne moom la ñu président digal muy directive yi ànd ceeg le ministre Abdou Karim Sall pour soutenir ko au niveau de Mbao ndax ku xam Mbao xam ko mu nekk commune bu doy waar ci wàllu politique ñu ngi fa nag di liggéey bu am solo Abdou Karim mu ngi fa di béy waaram di soutenir les jeunes les femmes rawatina les sages mais aussi la population ci domaine bi nga xamante ne mu ngi koy yëngatoo récemment rek am na benn programme bu 1000 emplois de jeunes boo xamante ne dina ko andi ci département bi dina ko andi Sénégal rawatina commune de Mbao pour jàppale président Macky Sall ci dynamique de renforcement bi nga xamante ne politique de jeunesse bi mu ngi ko ciy def loolu la le ministre Abdou Karim Sall nekk te mu ngi ci di bay waaram. maa ngi félicité sama camarades yi ma accompagné si activité bi yoo xam ne suñuy camarades yi nekk APR Pikine actif ñoo ko organisé je pense que ni buñ ko organisé si cadre parti bi lañ ko organisé parce que ce sont des jeunes du parti ñu nekk suñuy frères kenn mënu leen dindi si cadre parti bi lañ bokk buñ si invité dinañ si mën a def suñu déplacement mën a ñëw fekkee événement bi parce que ñun ay ndaw président Macky Sall lañ képp kuy liggéey si cadre parti bi pour le président Macky Sall duñu taay di ñëw di accompagner ko di leen assister donc raison pour laquelle mu accompagner une petite délégation ne serait-ce que pour venir marquer notre solidarité et notre accompagnement à ces jeunes du parti li ñu nekk di organiser fii si département de Pikine si biir permanence départementale bi nga xamante ne permanence président Macky Sall la permanence de l'Alliance pour la République donc ñun ànd ak ay ndaw parti bi dañuy ñëw témoigner loolu di leen si accompagner loolu war a suñu tànk tey ji fii. suñu teewaay fii jaadu na ndaxte ñi woote ay doomu Pikine yu valeureux lañu ay doomu Pikine yu Pikine mën a sagoo lañu ay doomu Pikine yu ñu mën a wane ak beaucoup de fierté lañu muy waa APR Pikine Active def liggéey bu rafet nag ci biir parti APR ba mu am reconnaissance tey jii ba président reconnaître leen ci seen liggéey bu rafet ak seen ràññeeku ndax parti dafa soxla dund parti dafa soxla di respirer dafa soxla di affirmer wu te APR Pikine Active loolu la ñu def ci biir parti bi affirmer wu nañu permettre nañu parti bi am yeneen activité permettre nañu yeneen xar kanam aussi feeñ ci biir liggéeyu président Macky Sall kon bu ñu wootee war nañ ñëw wuy si leen feddali suñu kóllëre ak ñoom feddali suñu jàppale ak ñoom taxaw ci seen wet ñu xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk lu ñu bëgg demal président rek la ñuy sàkku te moom la ñuy wut ñoom it moom la ñuy wut kon bu ñu wootee war nañ ñu gis seen wet vraiment ñuy encouragé Iboulaye mi nga xam ne moom mooy coordonné collectif bi ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi rafet na te Pikine kese moo si gagné. ak tey fu muy am ñi tuddee seen bopp Pikine Active APR Active donc tey ñoo organisé ndogu tey à l'honneur d'abord du parti et du département donc c'est normal en tant que des responsables aussi en tant que ay ndaw ñëw wuy suñu moromu ndaw yooyu di leen féliciter rek di leen gën a ñaaxaat parce que tamit comme ni ma koy waxee politique animation la politique sociale la politique aussi tamit dox mbokk la donc yooyu yëpp bu amee tey ay ndaw def ko ci turu le président de la République c'est normal ñun aussi ñu nekk ay ndaw président c'est normal tey ñu ñëw fi donc dañ fay ñëw en tant que doomu Pikine aussi en tant que aussi des représentants des autorités yoo xam ne tey des collaborateurs du président de la République. politique dañuy toll ci xeex mais tey xeex nañ xeex ban tey am nañu reconnaissance am nañu tey benn reconnaissance am nañ ko ba tuddee waat seen bopp Pikine Active donc tey politique lii la animation la au niveau de la base donc tey lu mu leen di gën a ñaaxaat mooy lu action yooyu lañ taxoon a jóg ñu xeex bu ñu dévier mukk seen objectif te ñu xam ne lépp lu ñuy xeex na doon intérêt na doon njëriñu ndaw ñi na doon njëriñu parti bi parce que tey nu nee naa leen ko bu leen nangu bootu ci kinaa kenn bu leen nangu benn mag manipuler leen nekk leen ay ndaw président de la République nekk ndawu Sénégal nekk ndawu Pikine nekk ndawu banlieue moo tax ñu jóg tey ñu ne dañuy nekk candidat à la mairie de Yeumbeul Sud
donc bu ñu koy fësalee en tant que ndaw lañu aussi nekkoon bitim réew am xam-xam yor am na xam-xam boo xam ne aussi yor ay partenaires de développement xam lu bëri moo tax tamit ñu ne dañuy poser suñu candidature au niveau de parce que nous savons que maire bu fa nekk bëgguma tudd turam xam nañ ne année yi mu fa def depuis 2014 ba léegi macha defu fa dara lajj na ci wàllu xëyu ndaw ñi lajj na tey ci wàllu infrastructure lajj na tey ci wàllu dimbali santé yi lajj na tey ci wàllu yëpp donc moo tax tey ñu yëkkati suñu programme bëgg fa jëlee le maire bi à travers le parti à travers la coalition Benno Bokk Yaakaar à travers la grande coalition de la majorité présidentielle. ay responsable si gox bi il faut ñu ñëw féliciter ko encourager ko vraiment ñëw wan ko ni si lu mu nekk loolu la donc tey loolu rek moo nekk suñu taxawaay et puis bon kenn du xeebal nit bësam moom nag comme que tey bësam la ñu ñëw fekkeel ko seedeel ko wane ni dëgg yàlla président Macky Sall lii lay xaar si askan bi lii lay xaar si jeunesse am te moom vraiment mi ngi si bu baax. xam nga affaire bi nekkul ay wax affaire bi ay jëf la xam nga tey président Macky Sall si toogee gis ni Ibou Laye taxawaay mi ngi koy am mi ngi sukkalikuwaat mi ngi dundalaat parti bi xoolal fii nu mu xumbe da ngay xam ne lii moo am solo moo tax ni ngi koy encouragé bu baax en tout cas di ko féliciter si taxawaay bu mu am moom c'est un grand responsable xeebulul kenn daraam te soxlaam yëpp pour njabootam la man saa yu ñëwee sama bureau lan la may topp jàppaleel jeunes yi jàppaleel nangam donc moo tax tey vraiment mënu ma woon dama am soxla bu ma jàmp nii mais mënu ma woon dem te ñëwuma vraiment félicité ko. ñu nekk ci weer boo xamante ni weer bu tedd la muy weeru koor nga xam ne ni weeru ndimbal la weeru njéggal la weeru jaamu yàlla la ñuy félicité suñu camarade de parti yi nga xamante ñoom ñoo organisé ndogu bi togg ay ñam bernde ko jox doomu aadama yi jox dëkkandoo yi jox ñi nga xam ne ni aussi dog da leen di fekk ci yoon bi ñu nekk ci talibeeg yooyu ñu leen ciy félicité parce que nag li ñu def ni cuune mënu ko. dama koy njëkkee ci ki nga xamante ni mooy coordonnateur bi muy Ibou Laye di jeune boo xamante ni bi mu ñëwee li may faral di wax bi mu ñëwee yàggul waaye li mu dolli ci parti bi jeune bu nekk war na mën a roy ci moom xool ko ndax taxawaay bu nga xamante ni moom la am au niveau du département taxawaay bu responsable taxawaay boo xamante ni vraiment dafa dolli parti bi mais wàññiwul macha allah téye xale yi encadré leen ñii mu utal leen ay liggéey fi dooleem yam ñii mu jàppale leen ci côté formation ñii mu tette leen loolu kon dañ ciy félicité Ibou Laye xam ne li mu def président Macky Sall la ko defal waaye li mu def jeunesse su département de Pikine la ko defal parce que jéggaaniwul daf li mu jëli da ko ñëw indi ko ci biir ndaw ñi jox leen ko kon loolu dañ ko ciy félicité bu baax a baax. li may faral di wax ne waa APR jeunesse bi dañ leen di ŋàññi à chaque fois di wax ne ni ay sauvageons lañu parce que dañuy xeex ci sunu biir mais ñun alhamdulilah ci sunu biir la ñuy xeex mais tooñuñu sénégalais yi demuñu fekk ay sénégalais yu ubbi seen ay entreprise ñu ñëw dajji seen ay entreprise fekkuñu ay sénégalais yu ubbi seen ay liggéeyukaay di ci ñàkk di ci suturlu ñu dem di ko yàq mbaa di xeex ak ay nit génnuñu aussi rey ay sénégalais ni ñun déedéet ñun suñu xeex bi ñuy xeex ci suñu biir la ñuy xeexee bu ñu amulee lu ñu neex wala lu ñu metti mën nañ ko xeex suñu biir parce que ñun ay jeunes lañu mais ay modèle de jeunes lañu maanaam ñun li ñu metti ci suñu biir lañ koy xeex mais duñu génn mukk di ko xeexanteeg sénégalais yi nga xam ne ay sénégalais lambda lañ nga xam ne ni coow yi fi mujjee jóge ku ne xam na ni defe naa ne ni ñaar ñi ko sekkoon coow li mënoon naa yem ci seen biir waaye nag bu ci nit génnee woote xeex boo xamante ne dafa ni génn leen ñu rayante génn leen ñu xaañante génn leen ñu dóorante kooku defe naa ne ni bu amee lu am ci réew mi kooku mooy ki nga xamante ne moo war a fay les pots cassés. te képp ku fi teew ñëw teewal fii ministre d'état directeur de cabinet Mahmoud Saleh mu ne ma boo demee ca jotaay ba gërëmal ma Ibou Laye Ngom ndax li muy def ci département bi ndax Ibou Laye day boole Ibou Laye bëggul dara. Ibou Laye lu mu am bokkook askanu Pikine looloo ko jóg mu ne Ibou Laye kilifa la responsable politique la buy dajale ministre naa ne ma boo demee neel Ibou Laye ak ñi mu àndal ils ont tout son soutien suba ngoon guddeeg bëccëg parce que moom lépp loo xam ni day jëmale président Macky Sall kanam ma nga ca te Ibou Laye mii ci loolu la nekk kon nag loolu mooy samay tànk tey di ko gërëm di ko sant di ko wax lii mu yaatal ko mu gën a ubbeeku mu gën a dooleel président ci gox bi parce que président loolu kott la soxla ci responsable soxlawul responsable buy boddi soxlawul responsable buy xulo soxlawul responsable buy defante ndaw nga waaye responsable politique nga. mooy ki nga xam ni mooy xale bi nga xam ni loxoom dafa set mu mën a bokk ak mag yëpp mais bu yàlla dogalee tamit ñu dugg Pikine ñu fekk fi sunu ay sœur muy ay Rama Maki ak suñu frère Tafa Cissé ak honorable Awa Niang honorable Thié Mbacké Seck
honorable Aïssatou Faye mi nga xam ni ñoo bokk au conseil ñu fekk fi waa Pikine yëpp kon mënuñu lu dul bala ñuy tàmbali suñu ay kaddu ñu gërëm waa Pikine yëpp suñu nawle yëpp Rama Maké ngi fi ñëpp a ngi fi kon tegle bu jubee c'est parce que ba jiitu la ñuy nuyu aussi Ablaye Timbo Issakha Diop tout le monde képp koo xam ni daal yaa ngi yeewoo Pikine ñu ngi lay nuyu bu rafet ci nuyu bi gën a sell ci nuyoo bi beneen bi ci desit ñu tase fi ak Ma Ousmane moom mi nga xam ni moom la fi suñu kilifa Mahmoud Saleh nga xam ni mooy président de la République mooy lépp moom lañ fi yabal moom aussi ñu ngi koy nuyu bi gën a tedd si nuyoo yi kon bu yàlla dogalee directeur u kuddu Maguette Sène mu ni ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi liggéey au niveau du kuddu muy ñoom Demba muy ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi liggéeyu kuddu nekk foofu Ibulaay andi leen fi Ibulaay yëgal ko bis bi mu ni li gën a rafet mooy comme Ibulaay daf fi indi ay nit ñu fiy liggéey ñu dikk donc représenté ko fii parce que nag nee na Ibulaay rakkam la Ibulaay léppam la donc loolu moo waral suñu tànk yi tey au nom du directeur du COUD le maire de Malicounda Maguette Sène loolu moo ñu fi indi ñu bokk ak yéen bis bi vraiment ñu ngi leen di encourager ñu ngi leen di gën a xamal ni lii le président de la République soxla li mu soxla mooy ñu gën a yaatal ñun ñëpp ñu solidaire ñu àndandoo nekk benn li nga xam ni moom la son excellence soxla ñu defal ko partout dans ce pays kon yal na fi yàlla def jàmm yal na fi yàlla def sutura ñu ngi gërëm encore son excellence le président de la République. ñi ngi remercier ñi nga xamante ne ñooy APR actif vraiment nekk ay ndaw président yoo xamante ne bi xeex jotee dañoo taxaw xeex tey li nga xamante ne am nañ ko fii ci département de Pikine je pense que seen engagement moo leen ko may seen gëm président Macky Sall moo leen ko may seen bañ ku nax président Macky Sall moo leen ko may mais avant tout ñuy féliciter Ousmane Diop mi nga xamante ne moo fi représenté le président Mahmoud Saleh ñun nag dañuy wax ci turu Doro Gaye ñëpp xam nañ ne du politicien mais yàlla dafa dogal mu nekk kenn koo xamante ne du tàngamlu li nga xamante ne mooy njabootu président fépp foo xamante ne nit a ngi fay taxaw di liggéeyal le président Macky Sall moom da lay accompagner ci loolu nga nekk waa APR actif waa COJER national waa maire national tous les responsables bu dem ci moom laaj ko pour jàppale le président Macky Sall dina ko def tey bi ñuy ñëw mu boole ñoog suñu jigéen Rama Macky nañu def leen délégation ngeen demal ma ci bésu Ibulaay ndax ay ndaw lañ ñu bëgg président Macky Sall. wax ji ngërëm la rek ak sant ak gën a ñaax parce que ñoom APR actif sont sur la bonne voie kon nag nañ continuer mobilisation boobu nañ continuer yokk gën a yaatal ba nga xam ne ñu bokkul woon sax dañuy bokk parce que fi mu ne ñoom maayee nañ département bi yëpp mais au delà du département nañ gën a maayee parce que loolu la président de la république soxla loolu la Sénégal soxla yàlla defal ñu jàmm defal ñu salaam di gërëm nag bu baax Ibulaay parce que jiite ndaw yombul parce que ku si nekk ak sa jikko ku si nekk ak sa xadar mais bu fekkee dans l'unanimité ñoom ñëpp déggal nañ ko ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam seen liggéey rafet na et ngeen gën a jàppoo gën a booloo te kenn bañ a xaj seen diggante yal na yàlla def jàmm. man bii di wax ak yow je suis responsable au niveau de la commune de Thiaroye Gare nekk membre fondateur APR ñii dañoo nekk jeunes yu engagé seen fit ak seen jàmbarte tey moo leen yegg see fii bëgg président nag ba mu jeex takk bii président jëlee parole ne bëggatuma gis rouge ci lañ jël rouge bi sànni continuer liggéey président muy APR active vraiment nekk ay jeunes yu engagé nekk ay jeunes yu responsable lépp lu ñu am seen doole ak seen dignité moo leen ko am doo leen gis benn bureau yu taxawaalu bi ñu leen ay responsable yu nekk national bi ñu leen proposé ay somme yooyu yëpp sama kanam la fii fekke naa ko te taxul ñu ànd si loolu macha allah tey nag dañ koy rafetlu édition bi ñu ngi koy ñaan bu déwénee ñu defee ka Arena Tour Ousmane maa ngi lay yóbbante si président Mahmoud Saleh que département Pikine bu tëddee dina nelaw ay jeunes yu engagé yu jubóog mag yi lii dañ si dox si ndigalu Abdoulaye Timbo si ndigalu Abdou Karim Sall si ndigalu honorable député Awa Niang vraiment man dama kontaan parce que lii yàgg na département Pikine organisé wu nii tey jeunes yi bu ñu demee ba organisé jël kenn jiital ko muy Ibulaay représenté fi COJER national waxuma sax actif mais national waaw man nag maa ngi réclamé boobu ba léegi nag sonn na ci doomu aadama yi di ñaan président de la république mu jox ko nombal tànk parce que soxla na ko parce que njiit boo gis soxla nomination ak nombal tànk
mi ngi nii amul dara de chaque jour boo xëyee këram dina dépassé plus de 50 000 francs parce que dañoo baas si bëndu kër ga chaque jour nit ñi fa la ñuy yendu vraiment Ibrahima maa ngi lay remercier di la féliciter parce que sama cheikh nga sama xarit nga vraiment dama kontaan ci yow man nag nëbbatuma fenn depuis le début du combat maa ngi ciy accompagner leen parce que dama xamoon réalité bi fii lay mujjee. wax dafa jot tubarkalla macha allah mouvement bi dafa taxaw mu metti lool bëri xaaxaan Ibou Laye am jom di xuus rek nag xam ni président la gëm man Lawbe mii ma taxaw di leen xeexal xam ni président rek laa gëm waaye nee naa yàqamti baaxul yoon woo gis am na bis tey la bis bi leer tey la Ibou Laye liggéey tubarkalla macha allah Ibou Laye li nga doon xeex président Macky Sall da cee kontaan ndax emploi moo la tax a jóg ak formation ak nomination tubarkalla macha chargé de mission yi yaa ngi dox di dem guddi di dem bëccëg di uti ay ndaw liggéey ay poste di leen jox ndax ku ne xam na ni kuy topp nit di ca sonn njariñ laa tax ay njabootu Macky Sall lañ guddi ñii ay njabootu Macky Sall bëccëg man Lawbe ku ma xam-xam département Pikine Macky Sall laa gëm may nuyu sama monsieur le maire Ablaye Jimbo di nuyu responsable département Pikine yëpp di nuyu ki nga xamante ni borom Pikine ci laa bokk muy Thierno Ndom Ba jàmbaari président Macky Sall borom cas social boobu ci Pikine bu ma paree nag responsable Awa Niang honorable député maa ngi lay nuyu di la jox sa wàcci waay yàqoo département bi waaye président Macky Sall ñu ngi lay xamal ni la ndaw ñi booloo nañu guddi booloo bëccëg ànd topp suñu ginnaaw coordinateur ki nga xamante ni mooy Ibou Laye Wane mi nga xam ni jàmbaar la te lu mu ni ŋàcc rek man xam naa ne dee moo koy dindi ba président boo tëddee nelawal département Pikine mokk na rumbax Ibou Laye mokkal na ko. Al Amine TV chaîne bi ñu wóolu dee leen di abonné YouTube di activer notification yi mën ngeen aussi di ñu suivre via Instagram Facebook wala sax ngeen ñuy jot WhatsApp ci 77 922 18 38.